ayca jërëjëf Abdourahmane li gën a fees ci boppu yéenekaay yi tey dama koy daal di tàmbalee ak Sud Quotidien moom Sud Quotidien la mu yégal ci xët mi dafa ñëw ak ñun ci audition d'un magistrat par une commission d'enquête parlementaire, avis divergents de la société civile. Dafa mel ni ñenn ñi ànd nañ ci ñeneen ñi ànduñu ci ku nekk yaa nga cee gis ak gis-gis ci mbirum déglu yenn ci ay magistrat ca pencum ndaw réew ma bu ko jotee ci mbirum enquête ak la ko aajowu moom Alassane Seck président bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme moom nee na sur le principe cette réforme n'est pas en soi problématique si cela se fait dans un cadre juridique rigoureux. Bu fekkee rek ci mbirum yoon la ñu ko daal di teg te it mu jaar yoon te lu gën a mucc ayib loolu amul benn problème amul lenn lu ñu ci war a mën a jiixi jaaxa war na mën a nekk. Babacar Ba président bu forum du justiciable nee na cette réforme constitue une menace réelle pour l'indépendance statutaire et fonctionnelle de la magistrature. Lii bokk na ci lii na saxal maanaam jëfal seenub liggéey ci seen teeyaayu bakkan bokk na ci li koy tagatembel lii ñu bëgg a teg mais ni lu leen nara pakastal. Moom Sud Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar bokk na ci réforme yi nga xamante ne moom lañ ci daal di teg. Walf Quotidien ñëw ak ñun ci beneen xët wax ci leneen nee na déserts médicaux et immigration de jeunes spécialistes ci sunum réew jamono ji ci mbirum paju bu ñu demee ba yenn ci ay pajkat wala ay spécialistes di jël seen i bagages dem ci bitim réew ngir fësal fa seenub liggéey njaw des nu xamin am na lu des ci mbir mi ci wàllu taxawu ak topp ndax jafe-jafe nee na diagnostic alarmant dans la santé wàllum wér-gu-yaram ci sunum réew lu ci bëri daal dina taggatémbe ba tax ñenn ñi di màngaani. moom Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi des médecins seniors sonnent l'alerte yenn ci ay ñuy yëngu ci wàllum paj mi am nañ ci akuk araftu lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya maanaam 70% des spécialistes sont sur l'axe Dakar-Thiès ñu ci bëri bëgg noo dem ci gox yu sori yi gox yu fasantikoo ci biir Sénégal li leen gënal mooy des ci Dakar ak Thiès te bu ñu amul yenn taxawu yi ak yenn gunge yi bu ñu amee opportunité dañuy génn dem jëfandi seen i xam-xam ca bitim réew. moo Walf Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi Le Quotidien la mu xëyee ñun tey nee na le gouvernement roule en audit jamono ji gouvernement bi reprise des relations avec le FMI nga xamante ne ñu ngi fexe nu ñu mënee am ak juboo ci seen diggante ngir ngir wàllu topp ak jàppaleeg jàppandal gouvernement bi mu ngi nekk ci mbirum audit maanaam seetloog seetantal ak jubbanti ci yenn joxoñu baaraamu tuuma li leen boole woon ak waa FMI moom mi nga xamante ne moo di Julie Kozak directrice bu communication FMI nee na les autorités sont en train d'attendre sont en train de mener leur propre audit waaw jamono ji ñi ngi amal seenu potum biir néeg waaw nous attendons les résultats de cet audit pour mieux comprendre et voir comment avancer ñu ngi xaar liy bàyyeekoo ci lañ bët gi ngir mën a yëkkati suñuy jéego ci mbir mi. Le Quotidien xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi enquête la mu xëy ñun tey ci enquête bi nee na un fléau qui dure jamono ji nasaxal ak yenn yi bundu xatal wala métital gi ñuy joxañ baaraamu tuuma ñii di way takk der yi ne ñoo koy jëfee ci askan wi waaw joxañ baaraamu tuuma takk der yi ne ñoom ñooy nasaxal nekkinu askan wi ñenn ci askan wi moom enquête ne violence policière un fléau qui dure dafa mel ni mbir mi mu ngay gën di law te ñu koy gën di nemmeeku ci sunum réew depuis 2001 une litanie de morts et d'enquêtes sans suite ay faatu bakkan wala ay ñu ñàkk seen bakkan ak yenn ci ay enquêtes yoo xamante ne kenn du xam fan lay mujjee héritage général Tine le lourd héritage li nga xamante ne moom la ñu daal di doon ci général Tine ñi ko doon kaas ca jamono ya ñu weesu enquête xëy na ko ñun ci xën mu njëkk dafa mel ni ba léegi mu ngay daal di wéy génn dossier ak la mu révélé moom journal bi xëy na ko ñun enquête moom la enquête tey ci xën mi les échos la mu yéegal tey ci écho bi nee na grosse surprise le juge recale Farba Ngom beneenu betteel ba tey ci wàllub yoon ak juge bi la mu daal di bloqué Farba Ngom ci liberté provisoire ba mu doon sàkku moom les échos xëy na ko ñun nee na demande liberté provisoire juge bi daal dina kalewaat Farba Ngom moom journal bi xëy na ko ñun Abdoulaye Sylla Ecotra Tobé saisissent la justice ginnaaw yenn ci ay joxoñu baaraamu tuuma mu ngay dem ca yoon ngir ñu doxal ak yoon laas la mu xëyee ñun ci beneen xët ci beneen xibaar d'anciens ministres saisissent l'ONU yenn ci ay ñi fi nekkoon ay jëwriñ ci nguur yu wees yi daal dinañu yëkkati seen i kàddu saisir ñi nga xamante ne ñoo di ONU ngir nag mu indi ci àtte affaire fond force Covid 19 menace sur les libertés
yenn ci ay jëwrin yu ñuy topp ak rëbb moom laas xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi nee na nag yenn ci ay ancien ministre mu ngi noonu cité na ko ci xët mi sax am na yenn xar kanam yu mu ca daal di fësal ñu nga ca xëtum page 5 ca laas xëy na ko ñun ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di l'observateur la mu observé nee na loi droit déroute judiciaire le cri de rage de Ferdinand Coly ak joxuñu baaraamu tuuma gi ñuy def ca moom yëkkati na ciy leeral ci xët mu njëkk mi mbirum yoon ak topp geeg joxuñu baaraamu tuuma l'observateur moom loolu la xëyee tey Vox Populi la mu xëyee ñun tey nee na le PM Sonko réclame un audit et une revue totale de la formation des FDS moom premier ministre la mu sàkk mooy ñu xoolaat bu baax jëm ci wàllu audit mbirum force de défense et de sécurité gi waaye tamit formation gi ak nañu cay génnee moom Vox Populi xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi pourrissement entre Ousmane Diagne et entente sudiste ñi yëngu ci wàllu yoon ak seenu diggante ki nga xamante ne moo di Ousmane Diagne moom journal bi xëy na ko ñun ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar tribune la mu yeggal tey ci tribune bi nee na après les FDS Pastef veut traquer les magistrats ginnaaw topp geek joxuñu baaraamu tuuma jëm ci suñuy force de défense et de sécurité waa Pastef daal dinañu toppaat ñi nga xamante ne ñoo di magistrats yi ñoom daal yoon gi ñiy yëngu ci wàllub yoon ak ñuy yëngu ci wàllub kaaraange jamono ji ñoom la ñu daal di singali bu ñu sukkandikoo ci tribune waxu xën mi dala yaa oustaz xibaar yi ñoo wax loolu xën mu njëkk mi moo ko xëyee tey la ah wala moo gën a leer de du noonu du samay wax de voilà tribune moo ko xëyee ñun ci xën mu njëkk mi nee na après les FDS maanaam force de défense et de sécurité Pastef veut traquer les magistrats ginnaaw topp gi ñu topp ñi nga xamante ne ñoo yor suñu kaaraange ñu ngay topp aussi ñi nga xamante ne ñoo yor suñu yoon moom tribune xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi la réforme est perçue comme une entorse à la séparation des pouvoirs une autre loi à polémique après celle interprétative de l'amnistie journal bi xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi le conseil constitutionnel qui avait déclaré la loi interprétative contraire à la constitution va tranché journal bi xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ak yeneen i poñ yu ni mel ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di direct news la mu def direct tey jilee nee na quand Cheikh Amar imprimer son empreinte jëm ci vallée du fleuve Sénégal la longue marche vers l'autosuffisance en riz ak Cheikh Amar la mu ci daal di si xewoon ay jéego ak la mu ci teg ba tey ji turam dootu ci fay direct news xëy ci ñun ci wàllu autosuffisance moom suñu bopp ci mbirum mbayum ceeb moom direct news xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi ñu dem ci l'info ak la mu informé tey nee na la fête du couscous plombée par l'inflation jamono ji ak mbirum njëg yeeg dundu gu cher geeg taxawaay ji nekkin gu nasax ji tamxarit su haute tension tamxarit boo xamante ni en tout cas cere ji am na la ca nekk ci wàllu suuf dina xajam cere ji dina xajam séeréer si jóobeen yeeg fayeen yeeg njaayeen yi ah waxuma ko de jóobeen bee wax njaayeen yi ak fayeen yi tabarkàlla jamono ji cere ji ak la ca rax moom l'info moom loolu la xëy ñun tey di ñu ko fàttali nee na en tout cas la fête du couscous plombée par l'inflation la hausse généralisée des prix pèse lourdement sur le budget des ménages li nga xamante ne moo di góorgóorlu yi ak njaboot gi jafe-jafe yi ñu nekkee ndax njëg yu cher yi gars yi yokk ko ba mu kawe yor xëy ñun ci beneen xët ci beneen xibaar jamono jooju le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye décerne un satisfecit au PM Sonko jamono jooju ma leen di wax li ma wax léegi ci l'info ak la mu informé ci wàllum tamxarit ji jamono jooju yor moom mu ngi xamle ne les grandes décisions du conseil des ministres ak la ca bàyyeekoo ciy dogal bokk na ci félicité premier ministre bi di Ousmane Sonko ak na mu génneek la mu ca teg yépp vers un système fiscal plus juste incitatif et souverain waaw wàllum payum lempo geeg la ca aajowu fiscalité ñu ko gën a mën a jubbantee un projet de loi sur le patriotisme économique ngir sunu moomeelu bopp ci mbirum koom-koom ak doxalin gu gën a mucc ayib moom journal yor xëy na ko ñun moo bàyyeekoo ci conseil des ministres bi nga xamante ne amal nañu ko ci àllarba gi rationalisation des instruments publics de financement bokk na ci poñ yi ba tey ci wàllu xibaar le forum Invest in Sénégal 2025 comme plateforme de nouveau partenariat moom la ñu daal di teg ngir ñu mën a indi jàppale ak ñi ci bëgg a def seen wàll ci Sénégal 2025
waaw investi in Sénégal invest in Sénégal nga investir ci Sénégal 2025 benn plateforme la bu ñu daal di tijji ngir ku bëgg a investir ci Sénégal nga mën cee jaar mën a fesal sa bëgg-bëgg ci réew mi. Diplomatie économique, la visite en Chine un tournant stratégique pour la coopération bilatérale diggante ñaari réew yi ngir seen lëkkaloo gën a mucc ayib. Tournée bi nga xamante ne amal nañu ko foofu la ca Chine bokk na ci la koy gën a jëmmal moom yor xëy na ko ñun waxtaanee nañu ko ca conseil des ministres. Primature, une cellule stratégique pour la coopération avec l'Asie et le Moyen-Orient moom journal bi xëy na ko ñun ba tey ci ay partenariat ak lëkkaloo diggante yenn ci ay réew. Premier ministre ak ñamu àndal mën cee gën a yaatal ay mbiram moom yor xëy na ko ñun ci xën mu njëkk mi bàyyeekoo na ca conseil des ministres ba. FDS vers une réforme structurelle benn réforme guñ fas yéene teg jëm ci mbirum force de défense et de sécurité ak nañu cay taxawee moom yor xëy na ko ñun bokk na ca la bàyyeekoo ci conseil des ministres gi ñu génn. Le Soleil la muy xëy ak ñun tey nee na la réflexion est lancée jëm ci rationalisation des instruments de financement public. Financement public ak nañu ko mën a gën a jubbantee mu gën a témboog jamono waaye tamit ku nekk mën cee gis boppam doxalin gi moom la Soleil xëy na ko ñun nee na en conseil des ministres le chef de l'État a demandé au gouvernement de proposer une stratégie allant dans ce sens. Les structures concernées CDC FONSIS FONGIP yenn ci ay projets yi ñu teg ak bërëbu liggéeyukaay yu ci war a yëngu ci mbirum koom-koom ak financement ak la ci aajow. Coopération avec les pays et entités du Proche et Moyen-Orient et du reste de l'Asie. Le Premier ministre hérite de nouvelles attributions moom journal bi xëyee na ko ñun ci xën mu njëkk mi. Le Soleil réew mi la mu xëyee ak ñun ca bitim réew ba tey la ñu defal ak lëkkaloo gi ba tey ci laay wax ci mbirum koom-koom ak dimbalante jàppalante. Réew mi moom dëggal ko nee na sommet États-Unis Afrique sommet boo xamante ni diggante États-Unis ak Afrique la. Pourquoi Trump tend la main à Diomaye lu tax Trump tàllal loxoom ak Diomaye tàllal loxoom suñu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Trump dafa tàllal loxoom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ah bon. Réew mi quotidien xëyee na ko ñun ci xën mu njëkk mi nee na en tout cas la sécurité et les opportunités commerciales au cœur des discussions. Lii bokk na ci la ñu war a waxtaanee diggante Trump ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence mooy wàllum kaaraange ak mbirum njënd ak njaay ak dimbalante ak jàppalante bokk na ci lañ war a waxtaanee. Réew mi quotidien xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi. Libération la mu libéré tey di Farba Ngom mi ñu libéré wul ak Sophie Gladima jëm ci wàllu liberté provisoire gañ doon sàkku moom Libération xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi. Dama koy tëjee ak wàllum tàggat yaram. Record nee na Koulibaly et Jackson pour le carré. Koulibaly ak Nicolas Jackson jamono ji war a dem ca mondial des clubs quart de finale yi ñoom ñaar ñoo war a daal di dem nag ca quart de finale ya moom la ko xëy na ko ñun ci xët mu njëkk mi di ñu ko fàttali looloo gën a fees ci boppu yéenekaay yi damay daal di dem tëjee ko ak beneen xibaar Abdourahmane